Aïcha am ngeen jaajëf bu baax a baax a baax a baax a baax ak contentement di leen teewlaat fii nga xamante ne mooy Sunugal 24 saa su ne comme d'habitude ni ñu koy baaxee di waxee ñu ngi si émission bi nga xamante ne tubaarkàlla masàllaa saa su ne émission bu mag bi waaye émission bi nga xamante ne moom la Sénégal bëgg waaye tamit mooy émission bi nga xamante ne tubaarkàlla masàllaa moom la Sénégal di suivre waaye nag du ma ci wéet benn yoon ndax ki may àndal moo tax muy Fou Guéri doomu Parcelles ji Fou nii naa la waaw mais doomu yaay fay naa la doomu Tivaouane gi Aïcha bonjour nous sommes sur la première chaîne du net c'est Sunugal 24 ñu ngi leen di jaajëfal yéen ñuy baaxoo di seetaan site bu mag bi macha allah site bi nga xam ni moo lay jox actualité lépp loo xam ni mën nga ko bëgg gis te kenn waru la ko boo demee macha allah sur Facebook YouTube Instagram boo fa duggee boo tappee Sunugal 24 di nga ko fa gis toutes les actualités moo loo ci wax waaw saa su nekk rek nee naa la fii mooy site bi nga xamante ne tubaarkàlla macha allah du site njalaxaana waaye tamit du télé bi nga xamante ne tubaarkàlla macha allah du télé yooyu dem di fekk ay xooxu buyeeg ay xooxu mbàdd saa su nekk nee la fii rek lay xewee muy Sunugal 24 S24 saa su nekk waaye boo leen ñu bëggee nag du ñu am saa su nekk comme ni ma koy waxee mën ngeen dem suñu page ngeen abonné waaye tamit mën ngeen dem ci li nga xamante ne nag mooy suñu seen YouTube bi ngeen abonné tubaarkàlla léeg-léeg ngeen commencé am live antare bi nag sur Facebook gars yi fii lay xewee toog leen fii di abonné gars yi mooy loolu mais sama waay nuyu naa la Aïcha fay naa la doomu ti yaa ngi nii maa ngi nii da nga def leer sax waay mooy c'est xam nga mooy problème yow da ngay jéem a dóor xool parce que depuis bi nga amee sonn ba léegi daal dag may ñëwal dóoru ma de xam nga bu baax li ma lay wax mais sinon nag waaye maa ngi nii rek ba mi ngi baax rek mi ngi baax yaa ngi baax mi ngi noonu sant yaa ngi baax waaw est-ce que yaa ngi baax day dëkk ci di ma tooñ rek ay ca di leen fàttali que ni carrément mën ngeen dem ci App Store wala nga dugg Play Store boo mën nga télécharger aussi application bi nga xam ni mooy Sunugal 24 moomu. waaw saa su nekk rek comme li may daal di wax rek nee naa leen ñun ñooy si émission bi nga xam ne tubaarkàlla masala sama talent sama talent nag doon émission boo xamante ne tubaarkàlla du daanal képp ku yoo xamante ni daanal nga da ngay fas yéene dal fii suñu plateau saa su nekk ñoo leen ko waxoon sama talent mooy émission bi nga xamante ni dina dalal képp koo xamante ne artiste la ci wàllu di yëngu ci wàllum art saa su ne ni nga koy waxee bàyyiñ ki nga xamante ni moom mooy rappeur bi bàyyiñ ki nga xamante ni moom mooy waykat bi bàyyiñ ki nga xamante ni mooy kiy design yattkat bi ñëpp leen indi fii ci Sénégal 24 waaw ñu daal di waxtaanee li nga xamante ni nag mooy sa talent ci li ngay yëngu mbir bi ngay yëngu waaye nag moo tax saa su nekk nag may am contentement di dalal ndaanaan nag vraiment mais avant may dalal ndaanaan fu ngir yàlla comme que da ngaa ñemee humour fu lan ngay may téléspectateur yi lan nga waxatu lu dul dëgg est-ce que xam nga gars yi est-ce que xam nga si lu nekk ci wax lu dul dëgg dëgg la loolu xam naa ko bu baax moom xam naa bu baax lu nekk ci wax loo xam ne macha allah du dëgg mais man waaw du ma nekk fii di jéem a waxantu wala di wax loo xam ni carrément dëgg la newul si man waaw kon tey la wax waaw moo daa am benn carte kat bu nekk suñ koñ bu tudd Modou non nu tudd neneen jàpp dimbali ma rek changé le tur bu tudd Issa kon Issa waxal Issa waaw mais carte kat boobu moo dafa amee cardiaque bu kontaanee ba mu ëpp mën naa dee wante tamit bu meree ba mu ëpp mën naa dee moom carte kat bi benn jour mu dem di carte ji ci macha allah PMI yeeg yooyu noonu gagné 50 millions mais xamagu ko daa dem toog gàllem rumeur yi di daw mais seen waa kër ko xam ñu ne carrément léegi leen la ñuy def ñu woo imam bi ñëw ñu ne ko kat Issa mii kat daa gagné 50 millions mais mënuñ ko informer parce que mën na kontaan mu ëpp te mën naa dee wóorul moom Issa ndeysaan imam bi ne ok amul problème indi imam bi daal di jël xaas bi dem ba toog ak Issa dugg biir këram toog waxtaan ak moom ci xel mu sell ne ko Issa mu ne ko waaw mu ne ko Issa kaana laahu man kaana lahu lahu ku nekkal yàlla nekkal la Issa dëgg la Issa yow lan la waaw Issa moomoo nit ñi Issa ne ko waaw lan la noonu yow imam mu ne ko déedéet dama lay wax ba pare nit da nga war a gëm yàlla fonk ko wóolu ko dëgg la Issa yow lan la moomoo ñu mu ne ko mais Issa ma wax la leen Issa ne ko waa imam maa lay déglu mu ne ko Issa nii bu ñu la joxoon 50 millions nii nooy def Issa ne ko imam de wax dëgg fa neex yàlla moom loolu moom du ma ci am lu dul contentement bu mag xanaa kontaan ba may la 20 millions imam bi fa la jaaree dee Issa mi waroon dee imam bi moom moo mujj kontaan ba dee moo tax saa su nekk man mënu ma ko wuñ nee naa leen saa su nekk émission bi ñetti pàcc yi la day am li nga xamante ne mooy humour waaye tamit day am li nga xamante ne mooy moment de divertissement waaye tamit dina am si li nga xamante ne mooy interview ak dalal suñu artiste bi nga xamante ne mooy ndaanaan bi saa su nekk artiste bi nga xamante ne tubaarkàlla masha Allah moom ngeen bëgg di gis waaye tey nag ñu dalal koo xamante ne nag graphique la kenn ci membre yi nga xamante ne mooy Herbe Screw yi yi nga xamante ne tubaarkàlla masha Allah lépp loolu di gis design ci miir yi rek moom moo koy def waaye moom tamit bokk na si li nga xamante ne ñoom ñoo koy def parce que groupe la waaye tey ci groupe bi dañ ci jël kenn daal koy indi fii si suñu plateau mooy ki nga xamante ni mooy Madzo waaw Madzo bu fekkee baax na rek waaw mën naa ñëw Madzo moom la ñuy dalal tey si suñu plateau waaw yaakaar naa ne jëmm ji nag
jëmm ji yaakaar naa gars yi dinañ ko ràññee bu baax a baax a baax mais fu aca nañ ko dalal bu baax a baax macha allah Madzo kii moom daanaka jaratul ma la koy dëgg la macha allah jarul ñu ko présenté à travers Sénégal à travers àdduna doon na ku nga xam ni macha allah il est reconnu partout dans le monde doon na ki nga xam ne mi ngi bay waaram doon na ki nga xam ni tey jii macha allah fu mu tëllee ngeen xam ni kii goxam rek lay présenté mi ngi noonu saa su nekk nag dama koy bàyyi nag daal di jox ko li nga xamante ne mooy kàddu mu nuyu ko téléspectateur de Sunugal 24 yi Madzo nuyu naa la salaam di nuyu ñëpp di nuyu waa Sénégal di nuyu Sénégal yi ñu suivre fii ak ci àdduna di nuyu waa àdduna bi yëpp macha allah nuyu yéen di leen remercier aussi ci invitation bi di leen wax ne waaw dañuy toog ñëw fii tey waxtaan ak yéen ci domaine bi ñuy yëngu daal aca mi ngi noonu saa su ne sama waay fu tey kaana laa la indil de macha allah loolu am na waaw tey man nee naa la man moom maay fekk fu ne nit mu daal di koy jëli mais jëmm ji doon na jëmm joo xamante ni jëmm ji gars yi ràññee la parce que boo xoolee graphique yi nga xamante ni moom la ñuy def ci miir yi graphique yi nga xamante ni toirkalla moom ngeen di gis li ci ëpp moom bokk na si ñi nga xamante ni ñoo koy def mu doon loo xamante ni groupe la boo xamante ni Herbs Crew koo xamante ni yaakaar naa ni Sénégal ràññee nañ ne même pour Sénégal sax muy Afrique muy partout mu doon groupe boo xamante ne toirkalla macha allah groupe bu yàññi na dëgg la macha allah ba tax na fa lay jaaree di wax xam nga lu bëri damay dox xam nga des fois di romb ci mur yeeg tout ça yooyu noonu mais man je me dis que ni carrément ñii peut-être defuñ ko pour am envie def ko juste tamit loo gis ñu def ko tey jii maanaam signifié na dara ci biir loolu noonu xam nga tamit dinañ ko gën a yaatal ci biir macha allah waaw parce que boo xoolee graphique yi nga xamante ne moom la ñu def ci miir yi doon na loo xamante ni ay mots yi wax la ay design yu luy wax la parce que boo xoolee am na benn design bu ñu defoon ci jamono yu jëlee passé mu def toile mooy bi Macky Sall defee nii pisale bi am ku ko tiimale ñu demaat ay yeux gars yi ñëwaat supprimer ko loolu ay graphique la yoo xamante ne day wax parce que xam nga nit ko amul envie rek bu jël peinture jënd ay bombe wala ay pisale xam nga dem ci miir taxaw pendant 2 heures de temps 3 heures de temps ngir bëgg bind man je pense que ni loolu amul njariñ quoi pour bëgg lu rafet wala nangam ça veut dire que am na ay messages yu ñuy jàllale ci biir miir yi am na si ay messages yoo xamante ni dafa doon lu doy daal mais loolu dina leer ci li nga xamante ni moom mooy biiru émission Sama Talent comme que dalal nañ ki nga xamante ni moom mooy Madzo bu Herbs Crew vraiment doon na loo xamante ni toirkalla amoon nañ content di ko dalal parce que nag doon na koo xamante ni nag daanaan la dalal sa plateau nga xam ne plateau ndaanaan nga dalal macha allah waaw parce que bokk na si ñi nga xam ne tubaarkàlla macha allah ñi ko bëgg a dalal bari na waaw parce que man dama doon koo xamante ni vraiment dama koy kontaan dama koy remercier ci maanaam yitte bi nga xam ne daf ko dagg ñëw toog di def ak ñun plateau yaa ngi comprendre mais loolu contentement la bu baax a baax a baax mais avant loolu Madzo ginnaaw bi nga xamante ne nuyoo nga téléspectateurs yi gars yi gis sa jëmm ji dañuy commencé dugg si li nga xamante ne mooy waxtaan bi vraiment comme que émission bi li ma koy waxee rek ñett yi ñoo fi nekk muy humour mois de divertissement ak li nga xamante ne mooy interview ak artistes mi ñuy daral bu ñu dee wax Madzo mu bokk si Herbs Crew li ñu la bëgg a laaj mooy depuis kañ ngeen ko créé li nga xamante ne moom mooy groupe boobu noonu. bon Herbs Crew mun naa ne mai 2012 dañ ko créé véritablement. ok bu ñuy commencé benn groupe gars yi rek ñoo doon ànd. di def art bi ensemble. et à un moment donné pourquoi ñu ànd def benn collectif. en même temps donc ay gars la ñu daje mettre ensemble mais plus ñu doon dem plus affaire bi doon jël beneen envergure Herbs Crew ñu reconnaître ko dans le monde comme un mouvement artistique panafricain boo xam ne dafa dajale ay membres principalement ay sénégalais la mais am na ñu nekk Ouganda am na ñu nekk Burkina Faso am na ñu nekk Bénin am na ñu nekk Mauritanie am na ñu nekk Kenya am na ñu nekk États-Unis France et cetera dafa bëri tentacule yi dem na ba sax ñu am ay connexion ci Amérique du Sud que ça soit Colombie wala Pérou wala et cetera donc ñi ñuy suivre la ñoo xam ne ay artistes professionnels la ñuy nekk seen dëkk ñu reconnaître seen bopp ci biir philosophie bi ci biir ni ñuy defee art bi macha allah ñu ñëw rallier collectif bi donc ci groupe Gayen la commencé woon nit la ñu woon man la woon King Mow ak Crafts yéen a nekkoon fondateurs yi ñoo nekkoon membre fondateur yi mu dem ba plus d'une trentaine d'artistes macha allah reconnus international ñoo xam ne ñu ngi œuvre ci dimension boobu mais plus particulièrement art boo xam ne c'est politique panafricanisme la philosophie la boo xam ne bon dañ ko recentrer organiser ko tourner lutte en fait ok macha allah loolu am na solo trop macha allah defe naa ni dégg ngeen loolu bu baax a baax mais ci biir loolu laa ñëwee parce que gis nañ ni des fois da ngeen di toog
xam nga ñëw bon dem ci benn mur dóor yooyu noonu genre fii ci Sénégal. lan ngeen ci mën a am de retour. parce que ñëw taxaw rek dóor ci mur. peut-être gars yi nañ ko gis des fois nga gis gars yi foto ko dugalaat ko mais de retour lan ngeen ci am. en fait affaire bi ñu war a insister mooy tey le mouvement graffiti dafa nekk benn fondement ci hip hop. le mouvement hip hop. tey ñu am culture ce qu'on appelle culture ci biir hip hop. mooy ñi nga xam ne maîtriser nañ peut-être. hip hop nan lañ ko construire. graffiti moo si njëkk balaa rap di am balaa danse di am. balaa DJ di am. donc mooy domaine bu njëkk jiitu ci hip hop. boo xam ne moom bi muy am sax hip hop amagul. hip hop dafa ñëw nag dugal ko ci biir. ci même philosophie boobu mooy art boo xam ne dafa jege population bi. art boo xam ne dafay dem fekk ji nit ñi. réalité bi nit ñi di dund lay retransmettre. dañ koy def ci mur yi dañuy bind histoire la en fait. moo tax graffeur yi le mot graffeur ci biir mouvement hip hop du ñu utiliser jargon boobu writer la ñuy wax. mooy bind. donc on écrit une histoire on écrit un vécu mooy tey li ñuy retransmettre ci sensation nit ñi yëg-yëgu nit ñi ni ñu koy waxee ci mur yi. donc art de revendication la. boo xam ne ñun bi ñuy def. dañuy ñëw. en tant que artiste am lu ñu habité ñu bëgg a génn wax ak nit ñi. peut-être par rapport ak nit ñi nga xam ne ñoom la ñu sekkal jamono. waaye ay nit ñoo xam ne après la ñuy ñëw. tey graffiti ci tradition hiéroglyphe yi la jógee en fait. ñi di ko bind. ba tax ñun ñu xam histoire nan la nit ñoom doon dundee jamono jooju. loolu lañ leen di dugal ci même domaine graffiti en fait. donc dañuy ñëw philosophiquement génn. exprimer wu. après am na ñoo xam ne dañuy romb gis graphe bi. mu am nu mu leen interpellé ñu bëgg ko. peut-être dans leur société wala seen kër wala et cetera moo tax support yi di diversifié wu. ñuy génn mbedd bi di dugg ci biir kër yi di dugg tey ci ay musée. di dugg feneen ak feneen ak feneen ba dem ba tey ñu koy jàngale ci ay grandes écoles en fait. internationales donc cycle la boo xam ne. hip hop ma parlant. da ngay jox. mu am lu mu la delloo en fait. ok parce que boo xoolee donc li muy wax mooy que graphique bi mooy dafay wax comme sànq li ma la waxoon. parce que comme nekkul ni bëgg a bind rek ngir bëgg a bind la. wala bëgg a design rek pour bëgg a design la quoi. parce que dafa doon loo xamante ni tubaarkàlla la luy wax la quoi. luy wax la. moo xam ci politique la. moo xam ci histoire bi ñuy bind la. moo xam ci cri de cœur la boo xamante ni ki nga bëgg mën nga bañ a wax nga dem bind ko. parce que am na si ay leçons yoo xamante ni ñoom bu ñu bindee. boo rombee exact rek da nga xam kii li mu bëgg a wax. li mu design si miir bi. ça veut dire que mën na design benn nit taxaw ak beneen nit nga xool ñaari nit yi ki xam ni kii am na lu mu bëgg a jàll am na benn message bu mu bëgg a jàll wala am na benn histoire bu mu bëgg a wax ça veut dire que mu doon loo xamante ni yaakaar naa ne ay ndaanaan rek ñoo koy def mais avant loolu dama la bëgg a poser question bi nga xamante ne mooy RBS Crew RBS la lay signifier RBS Crew mu ngi signifier Radical Bomb Shot Radical Bomb Shot ni ñu koy bindee dañuy def RADI-K-L mooy radical donc radical ci mot du bëri peut-être dina renvoyer ci idée de violence mais des fois lu ñu dul bàyyi xel mooy radical mun na signifier racine maanaam reenu mbir boo xam ne ñun bi ñu ñëwee construire suñu philosophie intellectuelle dañ ko tabax autour de la réflexion de Cheikh Anta Diop mooy dañu ne xam-xam la ñuy jiital suñu base moo tax biir RBS Crew comme ni ñu yàgg gis Sénégal dañuy foog ne artiste day dem ba mu def ci àdduna rek mu dem nekki artiste léegi nag RBS Crew ñi ko composé en général c'est des universitaires am na ay baccalauréat ñoo xam ne dañoo am bac am sax ay docteurs en pharmacie yoo xam ne dañuy dem def seen liggéey pare ñëw di graphe comme ñun man muy wax ak yow maa ngi woon département philosophie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar am ay ñeneen ñoo xam bac S lañ donc on construire autour d'une philosophie intellectuelle boo xam ne mooy soubassement bi ko tabax donc cas bi après ci lay intervenir mooy knowledge xam-xam parce que ci base boobu lañ ko bëggoon tabaxee mais benn visée la am L bi dooree ñëw mooy la lumière leer parce que dañ ne xam-xam mooy libérer nit ci esprit dëgg la mooy libérer nit ci jëmm parce que sa xel friwul sa jëmm mënul fri donc bombe bi mooy matériel bi ñuy utiliser mooy spray can bi spray bi ñuy utiliser pour peinture ci mur yi parce que mooy spécialité wu graffiti graphe dafa ñëw nekk benn forme d'art boo xam ne dañoo bàyyi pinceau peinture rek yooyu bind dara fallait ñu jël affaire boo xam ne dañ koy bind mu gaaw exprimer wu taf-taf war a
bomb spray ñu commencé ko use. Yeah. donc foofu le mouvement graffiti au vrai sens du terme juddoo. ok donc le radical bomb chart bi visé la. visé dañoo am ay objectifs dañoo am lu ñu bëgg a atteindre. dafa am lu ñu bëgg a suuxat. ci suñu population particulièrement les jeunes. yoo xam ne développé self détermination de Marcus Garvey. comme ni ñu koy jàngalee suñu biir philosophie. tey liberté d'expression liberté de philosophie boo xam ne daf lay pousser ci indépendance intellectuelle indépendance spirituelle. entrepreneuriat mënal sa bopp. nga xam ne kenn du la noot ci xel parce que bu la nootul ci xel mënuñu la noot ci. dëgg la donc loolu mooy en somme philosophie bu RBSQ. macha allah. yooyu am na solo trop vraiment defe naa ni message yooyu aussi ñuy jàllale lu am solo la carrément macha allah wante aussi di leen fàttali que ba tey yéen a ngi ci biir site bu mag bi Sunugal 24 ànd ceeg ki nga xam ne moom lañ naan Madzo nekk ci bokk ci membre des fondateurs yi nga xam ni macha allah ñu ngi def lu am solo wante gisoon nañ benn image ngeen def ko. jamono yi xam nga ba fi dëj ko xawee yëngu. ngeen jël xam nga ki ñu naan président de la République Macky Sall mu téye benn pistolet timale ko ci benn ki nga xam ni citoyen la ci biir dëkk bi. ñu xëy un bon jour affaire yi dëñ ba sax gis nañ fi nga génnee taxaw wax ne carrément ñoom ñoo ko dindi kan moo la wax ni ñoom la est-ce que da nga ci am ay preuve est-ce que booy jékkuñ saa ñoom tamit effacé ko. en fait ñun bi ñuy def mur bi. comme li ma la wax rek artiste dafay interroger urgence su temps. interroger urgence su fi mu dëkk. suñu réalité la ñu retransmettre ci mur. de manière artistique nag lu tax mu choqué mooy message bi dafa dur waaw. bi ñu ko defee sax gars yi may ñu temps ci même jour bi. mooy dañ ko defar. man dañoo ñibbi dama yegg sama gàlle. dañ ko partagé sur le net. sax une heure de temps après. ñu woo ma parce que ñoom ñu ngi ci milieu bi man peut-être mun naa ne tey j'ai 19 ans de carrière. macha allah donc xam nañu. comment ça s'organise. ay nit yu jege. xam nañu ay nit yuy liggéey ci état bi xam nañu ay nit yu nekk police nit yu nekk gendarmerie. et on a reçu l'information selon laquelle. l'ordre vient du président mu convoqué ministre de l'urbanisme. ak ministre bi nga xam ne moom moo nekk maire Yoff. comme que Yoff lañ ko defee woon. personnel am sax ak yenn yoo xam ne personnel ñi defar kii bi autoroute passerelle bi. nga xam ne pour la plupart c'est une société marocaine. on a les vidéos on a les photos. xam nañu ñan ñoo ko def. c'est pas ay boy yu ñëw nii mais c'est des officiels. yu jël kii bi peinture ko dindiwaat ko. ci lendemain bi sax. officielu société bi defar passerelle bi dañoo génn. dañoo obligé génn pour justifier lu tax ñu def loolu. et seule raison bi ñu joxe mooy. foofu liggéey bi pareeguñu woon livré guñu ouvrage bi. moo tax mënuñu woon nangu dara. waa Ageroute. voilà ma démentir leen sur le moment parce que boo demee tey je vous mets au défi tout le monde bu ñu demee ci passerelle bi nañ fa fekk yeneen peinture. yoo xam dindiwul. du raison bu valable. dëgg la il faut pas qu'ils prennent les gens pour des cons en fait. effectivement dañ ko dindi parce que message bi. dafa touché koo xam ne xëy na buggul woon gis message bi. te message boobu. message bi ko peuple bi renvoyé la. ci benn optique kese la. mooy li ma wax ci yeneen chaîne de télé yi mooy daf leen waroon placer devant leur responsabilité. ñoom ñu laajaat seen bopp xool seen gouvernance xool nan la ñuy diriger xool naka la ñu gestionner suñu dëkk. parce que su fekkee da ngay diriger ay nit te d'accord ñu ci sa manière de faire. suñ la ko waxee pour man daf la war a pousser nga laajaat sa bopp. est-ce que fi nga taxawee noonu la mais pas di utiliser censure ça a été maladroit. par censure bi ñu def nag moo ko jox beneen portée internationale. parce que man bi may jógee Amérique bi passé Californie def naa fa émission rajo boo xam ne. c'est avec l'un des mun naa ni fondateurs du mouvement hip-hop en Californie. question boobu dafa ñëw parce que dañoo gis loolu. donc pour te dire que dafa àgg niveau boo xam ne. ñoom daf leen a choqué benn niveau boo xam dañ ma doon poser question ci base lan moo war a tax. président benn peinture dérangé ko ba mu dindilu. mais tey est-ce que image boobu rafet na en tant que président de la République nga wane ni carrément mu ngi tiré sur peuple bi yooyu noonu. waaw mais dans les faits. xam nga ñun dañoo imagé. mais dans les faits li mu def moo gën a ñaaw. parce que am na image bu ñu renvoyé. boo xam ne moom la. vérité bi en fait fait yi la ñu retransmettre en image. parce que tey bu ñu demee ba benn gendarme wala benn policier soucier tout ne. ki mu jàkkaar loolu frère am la maanaam tey bu wàccoon guddi. day sumi tëneem toog naan ataay ak kii. donc état d'esprit bu xaw a dangereux moo commencé nekk di juddu Sénégal. parce que di ñuy naan devoir di jiital devoir.
ma ne leen problème bi du question de devoir. C'est une forme de lâcheté. da ngeen di renoncer à vos responsabilités. Par rapport à ce peuple. parce que président dafay ñëw dem. président dafay ñëw dem. gis nañ fi ñaata président Sénégal. mais le même peuple demeure. te da ngay gis policier boo xam ne depuis Abdou Diouf mu ngi liggéey ba tey. mais est-ce que kon warul laajaat boppam ci sens de responsabilité. est-ce que warul laajaat boppam ci ay prérogatives am lan moo tax mu sol tenue. donc yooyu bu ñu fekkee ñun dañ koy illustrer dañ leen di wan ne. ñun lu tax ñu def drapeau France bi au Sénégal. comme je vous l'ai dit ay intellectuels ñu ëmb RDS. donc am nañu benn notion de géopolitique boo xam ne duñu ay dof. am nañu meew politique extérieure bu commencé dugg ci suñu gestion interne. donc France génnul ci dara luy xew Sénégal. matériel yu ñu utiliser. police gendarmerie. matériel yu ñuy utiliser pour mater la répression yëpp. c'est des marques françaises. donc dafa am yoo xam ne duñu tëb rek def ko. dañoo am ci benn base intellectuelle bu solide bu ñu koy teg. te fuñ ñu woo ñu toog défendre ko parce que ragalu lu ñuy wax. macha allah léegi nag ñun bi ñu koy def dañ koo def en plein jour. ñun mur bi dañ ko def en plein jour mooy maanaam solo ñu kàggu laqatuwuñu nëbbatuwuñu. la chose lâche bi ñu def mooy dañoo bàyyi ba ñu dem. ñu ñëw di ko dindi et ils ont fait des vidéos du genre woy du ñu nangu lii suñu koñ affaire yooyu man wax naa ko télévision nee naa vous avez été lâche. parce que ñun bi ñu koy def en plein jour lañ ko def dañoo ñëw taxaw def ko. bu ngeen nekkoon ci même optique boo xam ne da leen li ngeen di dund dëgg la da ngeen ñu fay fekk. ngeen ne dañ koy dindi bu boobaa mu nekkaat beneen problème. seulement nag dañoo bàyyi ba ñu dem. ñu dindi ko seen ginnaaw. après bon waa def ay vidéo ci li ñuy wax comme Sénégal jouer la grande gueule. ay affaire mais tamit comme graffiti yi nga xam ne mu ngi def si mbir yéen nekkul ni da ngeen am autorisation da ngeen dem pour bëgg a def rek def wala ngeen fekk mur rek ngeen bind noonu sans autorisation quoi. en fait différemment de par exemple États-Unis wala France. wala yeneen dëkk. graphe fii mënuñu ne textuellement juridique. c'est pas un art légal. c'est un art toléré parce que buñ duggee ci domaine juridique amul texte de loi. boo xam ne jox nañu autorisation ñu def graphe. amul tamit texte de loi bu koy interdire. seulement dafa judd ci benn mouvement fii bu qu'on connaît tous mooy le mouvement Set Setal mooy. gaa bu daan génn dañuy génn defar koñ bi. mais dañ doon seetlu bu ñu defaree ba pare. dem xëy na gars yi delloo si fa mbalit wala mu tilimaat. mais à un moment donné bi mouvement graffiti di créé au vrai sens du terme dañoo njëkk a jël ay artistes c'était à la base des peintres. yoo xam bu ñu nettoyé ba pare dañuy ñëw embellir mur yi. moo tax en général ngeen gis koñ yu bëri Sénégal wala Dakar. bëri ay photo sëriñ. dañ doon def sëriñ yi ci mur yi pour nit ñi am kersa ñu waaw ay mbalit ay ordures. macha allah donc ci mouvement boobu ci esprit boobu la graffiti juddoo fii moo tax. aar la boo xam ne population bi moo ko accaparé jël ko bëggal ko boppam. moo tax bu ñu koy def. soxlawuñu autorisation ci même optique gu positivité boobu lañ koy defee mooy bu ñu ñëwee ci benn bërëb. dañ koy embellir ba pare. wax message bi ñu bëgg a wax. macha allah loolu am na solo trop moomu yan kàddu gi ñuy teg. waaw saa su nekk rek ni leen bu leen fàttali bu baax a baax ñi ngay ànd ki nga xamante ne nag mooy Madzo bu Herbis Crew saa su nekk comme émission bi nga xamante ne mooy émission Sama Talent waaye nag mu doon émission boo xamante ne tubaarkàlla macha allah saa su nekk comme ni ma koy daal di waxee rek mooy émission bi Sénégal yi bëgg waaye tamit mooy émission bi nga xamante ne moom la Sénégal di xaar mais dafa am benn question boo xamante ne dama ko koy laaj muy graffiti ak tag parce que c'est différent ñaar yooyu dafa mel ni gars yi xamuñu ko boole lan mooy seen différent en fait tag mooy mouvement bi nga xam ne fa la graffiti juddoo au vrai sens du terme tag mooy écriture rek tag bind la mooy tey ngay gis graphe yi ngay gis mais mu am signature boo xam ne ngay gis ci suuf Madzo loolu mooy bind noonu mooy écriture unifilaire mooy tag foofu la mouvement graffiti juddoo parce que ñi njëkk a def graffiti comme art la boo xam ne moo ay terme vandal fa la jóge bi muy judd dans les subways de New York dañ doon bëgg rek wax seen tur wala wax lu leen metti wala def seen benn revendication te loolu boo koy def yaa ngi xeex ak benn système yaa ngi xeex ak benn politique yaa ngi xeex ak benn gouvernement donc tu ne peux pas te permettre ñëw jël pinceau ak peinture taxaw jël sa temps di tracer fallait le faire très vite écrire rapidement foofu la tag jógee ñu jël bombe ñëw rek bind ci terrain bi rek dem mais nag biñ koy def di ko def dañ ci doon gis ay artistes yoo xam ne dañoo commencé di ci développer benn skills particulier mooy jël bombe bi di ci liggéey loo xam ne à la base ci pinceau rek nga ko mënoon
mouvement graffiti commencé juddu parce que léegi nekkatul bind kese ay image ay formes yu complexe la mais ñu jël tag delloo ko ci biir parce que boo joobee ba pare da ngay signer sa tur signer sa tur boobu tag la wala nga bind benn phrase boo xam ne tag lay doon wala nga bëgg a passer benn message et cetera donc tag dafa moo joxe naissance su graffiti mais après dafa duggaat ci benn mouvement bi en fait comme benn particularité ci biir graffiti mi ngi noonu saa su nekk macha allah vraiment bu fekkee dafa am loo ci dool rek macha allah di leen fàttali que ni carrément mi ngi noonu ñu ngi ci biir émission bu mag bi émission sama talent mais tamit l'émission tire à sa fin fi ñu toll nii temps bi tënk nañu di ñëw sama question bu mujj tey bu ñu nee Madzo l'international Madzo dem ba ay États-Unis à cause ci wàllum dessin yeeg yooyu noonu loolu qu'est-ce que ça t'a fait? Bon mun naa ne en fait daf ma gën a yeewaat sama sens de responsabilité parce que tey bu ñu demee ba dañoo toll foo xam ne dañuy woo fu nekk ci àdduna bi ñu partager suñu expérience par exemple des fois damay dem c'est juste pour donner des sessions de formation dans les community centers wala tey ñu invité woon ma université Virginie États-Unis nga xam ne dem naa fa joxe foofu session boo xam ne day expliquer ñun suñu graphe comment c'est politique naka lañ koy defee fii et cetera mooy de grandes institutions foofu dem bay intéressé wu li ñuy def pour man dafa war a rappeler ñun suñuy responsabilité en tant que artiste par rapport à notre population par rapport à notre jeunesse mooy tey fierté bu muy def si ñun ñuy gis tey ay jeunes yu ñu mën a former au commencement ñu ñëw tey dem ba nekk à l'international di prouver seen bopp loolu c'était le but macha allah bees nekkoon université de transition boo xam ne jeunes yu bëri dinañ leen former par rapport à l'idéologie par rapport à l'art techniquement parlant l'idéologie je parle du panafricanisme par rapport au grand fondateur en fait donc ñuy mën a porter ay combats que ça soit fii que ça soit en Afrique que ça soit fu mu mën a nekk di aussi nit ñi nekk en mesure créer ce réseautage là mën a avancer ensemble ci même dynamique bi donc mën naa ne suñu demee ba mu ubbee ko à l'international benn fierté lay def ci ñun mais tamit di ñu rappeler que c'est pas gagné en fait on va pas dormir sur nos lauriers puis tëdd ne non léegi c'est acquis c'est pas acquis instant bii la ñu war a gën a macha allah loolu am na solo trop Momo di wax Momo da nga jël sa kàddu waaw ci saa su nekk rek li may daal di wax rek tubaarkàlla macha allah saa su ne comme d'habitude di baaxoo di ànd ki nga xamante ne mooy Madzo waaye saa su nekk dañuy ñëw ci li nga xamante ne mooy moment de divertissement parce que nee naa ne émission bi ñetti pàcc la li nga xamante ne mooy humour la moment de divertissement ak li nga xamante ne mooy interview moment de divertissement ak fouguère yi ayca fu ñu daal lay bàyyi nga dalal ki nga xamante mooy sa artiste mooy moment de divertissement yàgg sa macha allah Madzo mën nañoo wax ni chaque émission bu nekkee à sa fin dañuy def moment de divertissement parce que émission bi dafa am kaf foore ci fin bi mais aussi dañ lay poser des questions yoo xam ni question réponse lay doon tey jii bu ma la waxoon comme que dem nga États-Unis ñaa ngi fii Sénégal États-Unis ak Sénégal fan mooy sa préféré Sénégal ah bon mais sa waay dëgg laa gëm quoi mais fële neex na de non gars yi wax naa leen ko leen laa sekk ak yéen job pare ñibbi nga jot proposition pour toog su ma ko accepté parce que sama dëkk moo ma gën a la effectivement yow daal job rek ñibbi si quoi mais ma fu duggee gisoo leeraay beeg yooyu noonu mais tey ji moo la laajoon Macky Sall ak Sonko waaw bon mun naa tànn Sonko man Macky Sall mun naa tànn ñëpp sauf Macky Sall. ah bon. Ba yow da ngaa bokk ci activité yi. non moo ko sama dara. Aïcha mi ngi noonu macha allah tey bu ñu la waxoon kan mooy sa rappeur préféré. sama rappeur préféré nag non sama gars yi samay gaañ la. mu ne sama rappeur préféré mais li ma doon wax gars yi laay wax. dama naan leen daara ji. pas daara ji famille. daara ji naan Fada ak Ndongo ma ne leen man daara ji ñooy sama rappeur pas daara ji. daara ji tuubu. waaw pas daara ji. si. loolu la de. Aïcha macha allah mi ngi noonu mais tey bu ñu la waxoon nga taamu xel ak xol bon moo la ci gërëm. xol waaw ndax xel day organiser rek mais day luy tukkee ci xol day wér day sincère en fait xel moo koy organiser nag waaw mooy bu gëm yàlla jiitoo ci la xam-xam di am njëriñ en fait waaw moo tax man xol lay tànn guddee tëdd wala teel a yeewu ñaar yëpp man nag damay guddee tëdd teel a yeewu waaw ok
bu dee tëdd teel a yow. macha allah mais tey bu ñu la waxoon nga wax ñu sa benn histoire boo xam ne moo la gën a marqué ci sa temps booy mën nga ñuy wax. waaw mun naa ne par rapport ak sama carrière la. parce que dafa am loo xam ne dama ko ci doon dund mooy mu marqué ma tout dernièrement. mooy bi may mujjee dem San Francisco dañu ma may benn livre. boo xam ça portait sur l'art africain, le graffiti de manière particulière. À ma grande surprise ba ma tijjee laa ci fekk benn page en fait double page sax mun naa wax boo xam ne interview man lañ ci defoon en fait. ma xawoon marqué. macha allah. parce que je m'étais pas souvenu ne def naa. si interview boobu. def benn double page ak beneen double page boo xam pour RBS. affaire bi nag delloo ma ci ginnaaw parce que dama mës a xëy war a dem expo. fële Blaise Senghor boobu maa ngi fii pharmacie Golf. nga xam nga xëy mu dëgër. ba yanu tableau yi dox. ndeysaan pharmacie Golf ba Blaise Senghor. donc avec ko autoroute bi affaire bi am lu ma fàttali. ma jëlee ci leçon en fait. nit moom loo doonul taalibeem loo doon sëriñam dëgg la. donc mu jàngal ma ci benn anecdote boo xam ne dama ko partagé sur le net sax. macha allah nit ñu bëri. mais c'était juste pour dire aux plus jeunes que nañu gëm seen bopp en fait. de manière générale sax nit ku mu mën a doon. li ngay def gëm ko en fait. dëgg la ku gëmee ba pare suñu borom daf la si fekk. fekk si macha allah mun na la wax lu ko neex. mun na la def tout pour décourager la. mais gëm-gëm dafa am. ñu delluwaat ci li ma laaj sànq mooy xol bi. foog nga am loo takk sa xol gëm ko. macha allah suñu borom mën na àggale benn niveau. macha allah am nañ mbégte ak contentement bu mag ànd ak ki nga xam ni moom lañ naan Madzo vraiment moomu lan ngay joxe. waaye saa su nekk rek comme ni mu koy daal di waxee rek vraiment di am contentement bu baax a baax di dalal ki nga xamante mooy Madzo vraiment di wax ni kontaan nañ bu baax dal bi nga xamante ne moom nga dal suñu plateau. ndax fii doon na loo xamante ni saa su nekk rek plateau la boo xamante ni saa su ne ki ngeen bëgg a gis ay image moom lañ ñuy indil. mu waxtaane li nga xamante ni mooy œuvre mu waxtaane tamit li nga xamante ni nag moom mooy matière am. ndax saa su nekk sama talent lañ wax saa su nekk waaye dañ lay bàyyi nga joxe li nga xamante ni moom mooy sa kàddu gu mujj ak téléspectateurs yi. bon kàddu gu mujj gi. mun naa ne damay invité nit ñi. ñu am fitu jàkkaarloog seetu bi ku nekk laajaat sa bopp. parce que ma gis ay affaire yu xaw a ragal lu Sénégal. dëgg la mooy nit ñi ni ñu commencé perdre seen valeur. kàddu amatul njëriñ. dëgg la gëm-gëm amatul njëriñ. tey mu dem ba tey nit ñi doon baax sax. dañuy ragal a baax. dëgg la mais loolu lépp dama bëgg nit ñi fàttaliku. delluwaat. parce que am na loo xam ne jaru ko. bu tawee ba àgg ci la ñuy xam ne ndekete jaru ko. macha allah bu ñu ñàkk suñu nitee. nañu am lépp nañu am àdduna mais na yem suñuy loxo bu mu àgg ci xol yi. xol bi yàlla rek moo fa mën a dëkk. dëgg la bu ñu fa dëkkalee yàlla rek. dañuy mën a jëflante suñu biir. te kenn du gaañ kenn. mooy dernier mot bi may kii mooy. gouvernement bi ñoo ko moom. parce que ñoom foog ñu def différence. entre ce qu'on appelle les responsabilités et les privilèges. bu ñu la tegee fenn interroger say responsabilités. pas ngay enjoy say privilèges en fait. nga yëkkatiku ci sa kaw peuple. parce que sa peuple nga am. donc loolu bëgg naa Sénégalais yi ñu àndandoo bàyyi ci xel bu baax a baax. te delluwaat ci nit ñu xamee delluwaat ci nit ñu yaree par rapport à nos valeurs en fait. delluwaat ci nit yi. surtout. macha allah acca mi ngi noonu saa su ne fu. macha allah am nañ mbégte bu baax a baax Momo di la jaajëfal di jaajëfal Madzo vraiment am nañ mbégte ak contentement bu baax a baax dalal suñu plateau di jaajëfal Sénégal di jaajëfal àdduna di jaajëfal le grand caméraman muy Dóor waar macha allah Dóor waar ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax Momo di jaajëfal ñëpp. acca mi ngi noonu saa su nekk ñu leen doon ànd ak fi nga xamante ne mooy émission mag bi fii ci Sénégal 24 waaye tamit di jaajëfal waa àdduna waaye tamit di jaajëfal bu baax a baax a baax téléspectateurs yi nga xamante ne yéen ñu bàyyi woon xel fii ci via Facebook waaye tamit muy via li nga xamante ni moom mooy YouTube waaye Instagram saa su ne nee naan boo leen bëggee di am li nga xamante ne mooy émission yi dem leen daw télécharger li nga xamante ne mooy application bi via Play Store waaye tamit via Apple Store saa su nekk si loolu laay jaajëfalee ki nga xamante ne moom mooy Niass Apple borom Rufisque maa ngi koy jaajëfal bu baax a baax Niass Apple nag boo ko bëggee am nag da ngay def li nga xamante ne mooy 77 388 04 29 wala 76 627 71 05 Niass Apple nekk foofu ci Rufisque li ko dalee li nga xamante ni mooy 12 Pro Max ba 11C boo ko bëggee dala koy jaay ñu leen di jaajëfal bu baax a baax waaye tamit di leen jox dig daje fii ci Sénégal 24 ba beneen incha allah jaa ngeen jëf